kon kay Bart rayu Ndiaga Diouf 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 ku ko rey dañ ko seeti feneen kon ñun ci du benn yoon. ayca mi ngi noonu xam naa ni élément bi est-ce que amul ay jafe voilà est-ce que du ngeen ma ko joxaat rési bu ko defee ñu dégluwaat élément bi bu fekkee baax na rek ñu dem ñu jëlaat ko dellusiwaat incha allah su baaxee ñu dem dellusiwaat ngir ñi ci plateau bi mën a àddu ci élément bi nga xam ni tey maître El Hadji Diouf ak ñi mu àndaloon ci jamono jooju daal sololoon nañ robb avocat Barthélémy Dias ndax nag ki ànd ak jamono ji président Sall bokk ci ñi ko gën a jege te di wala bokk sax ñi ko gën a mën a défendre ci jamono jooju yan kàddu la ñu waxoon seen jiit ñoom ñëpp nag moo njëkk a défendre Barthélémy Dias muy président Sall waaxoon na soldat lam ba ca seen kër waxtaan ak way juróomu góor wan ko ak jàppale guñ koy jàppale voilà su fekkee baax nañu dem su fekkee baaxul it Khalil ñu daal di door rek voilà Khalil kon élément bi ni nga xam ne daal moom lañ gis maître El Hadji Diouf pistolet yi bi nga xam ne moo nee na kenn tegu ko bët ba léegi muy benn ñaareel bi itamit nee na dem nañu kër Barthélémy Dias jël nañ ya fa nekk maanaam gis nañ moom ya mu yoroon mais ba léegi gisuñu pistolet bi rey Ndiaga Diouf mu teg ca ni Barthélémy Dias rayul Ndiaga Diouf loolu tey ñu bëgg cee waxtaan bala ñoo dem ci deuxième élément bi incha allah. waaw jërëjëf Sow xam nga loo gis firnde da caa baax. te comme waxee na noonu mën na am preuve la bu nit war a mën a sukkandiku. te avocat la. te avocat la en plus maître El Hadji Diouf doonul n'importe qui ci réew mi ñu nekk yàgg nañu déglu ay kàddoom yàgg nañu dégg ay kàddoom. te doon na koo xam ne aussi am na droit. métier am ak statut maître El Hadji Diouf may na ko bu mbir yu mel ni xewee mu nuur ba ca ban ba. mën a informer population bi nga xam ne. mais élément bi ñu fàttali ni. waaw ci jamono yooyu la ko defoon. waaw léegi nag jamono yi fukki at après sulliwaat nañu mbir yi. waaw voilà. waaw sulliwaat nañu mbir yi comme li ma la wax la. xam nga toujours dama lay wax ne muus mu góor mu nekk ci koñ. xam nga saa bu xëyee lu doon occupation. wër fu muus mu jigéen wasin. waaw mu tànn doom yu góor ya. rey leen ngir ragal ndono. d'accord. yu jigéen ya da leen fay ba. mais day rey yu góor yi ngir ragal ndono. d'accord. nit ki da ngay gëm sa bopp. xam ne lépp loo xam ne da nga caa nekk. à tout moment à chaque instant. li ndem si yàlla Thione Seck doon wax ne loo njëkkewul te doo ko mujjee boo ca ay lay naayesal ko ngir nettali ba. fii kenn judduwul rek nekk la nga nekk. da nga ko fekkoon ci ay loxo. yàlla dogal cag dogalam jëlee ko ci yeneen la loxo teg ko ci sa loxo. yow aussi war nga sóor ne par A ou B tôt ou tard dinañu ko jëlee ci say loxo mu nekk ci yeneen loxo. kon rafetal dafa jaadu. te ku ci nekk xam nga ne sooy bu man li ma gën a ñaawlu. mooy le pourquoi yu mel ni bu amee rek réew mi yëngu. ñi ci war a bokk ci ñi ci warta bokk ci. kër njugub lakkaale kër pitax. ñaata nit yu nekkoon seen i activité bërki démb balay xew-xewee la ñu empêché ñu dem ci seen i liggéey. la ñu gàllankoor ñu dox seen i soxla. loolu est-ce que mënuñu ko woon lijjanti à l'amiable wala ñu bàyyi justice def li nga xam ne moo di liggéeyam. d'accord sans pour autant que ñu jéem di taal réew mi parce que nag. li mel ni loolu ngay wax sax dina dugg ci deuxième élément bi dama bëggoon kii ko. mu mel ni première bi comme ni ñu ngi ko constaté waa ci maître El Hadji Diouf. après deuxième élément bi xaw nañ soriwul loolu. xam naa kon après damay dem rek. dinaa dellu si waat yàlla baax incha allah Didi. mu mel ni maître El Hadji Diouf mi nga xam ni tey jile képp ku sori président Sall tey noonam nga noonu laa ko mën a tuddee. parce que lim leen tuddee léegi sax ay terroristes ay bandits la leen tuddee. ay jamono moo défendre Barthélémy Dias ba ni rayul bal bi rey ba léegi gisuñu ko nan nga jàngatee waxu maître El Hadji Diouf. waxu politicien rek loolu laa ko mën a jàppee. parce que bu fekkee moom moo fi taxawoon ci cas bi muy am. ne Barthélémy la rayut. ba pare ne arme bi sax gisuñ ko boobu ba léegi. waaw ëlbatikuwaat tey ñu bëgg a sëkkalaat affaire mu bëgg a changer affaire wala du loolu. waaw bëgg a waxaat leneen. non ba léegi moom nee na teg. mais da leen bu génnee day changer waat waxin. à tout moment mën na génn wax beneen wax. parce que moom nee na ñi ànd parce que jamono jooju mu doon wax loolu Barthélémy nekkutoon ci cappaatu gi mu nekk tey jii. moo taxoon mu am fitu wax ko. mais bu ñu xoolee politique fu mu toll tey jii ak Barthélémy nit ñu mu commencé am. ñoom du seen arrangement
donc même bu dee day génn tamit gëwma loolu mu waxoon dina ci delluwaat te bu fekkee loolu lañ ko toppee ba tey te ki nga xam ne moom moo di avocat yi génn nañ wax loolu pour man li yoon nañ bàyyi ba élection yi jàll ñu may ñu jàmm daal ba élection yi jàll ñu door a ñëw ci wax jooju parce que instant yi ñun lu ñu tal mooy élection yi loolu lañ tal non mais buñ ñëwee bëgg andiwaat ay waxu Barthélémy Dias waxu kooku ba pare en plus amuñ benn preuve ci moom dañuy sonal rek ba pare gis nga li fi xew keroog muy démb kenn mënul liggéey nit ñaa ngi seere yoon bi kenn mënul am daal opportunité boo xam ne mën nga ko sax dem liggéey parce que de telle sorte que nit ñi bëri woon nañ coow li ne kirtim violence politique bi recommencé waat ci Sénégal te ñun loolu du suñu arrangement donc pour man coow li war nañ ko mën a teg de côté régler ko ni ko Khalil waxee léegi justice def yoonam liggéey nit ñi mën a liggéey seen liggéey waaye tamit Barthélémy mën a def li nga xam ne moom moo yéeneem ci askan wi macha allah jërëjëf ma jigéen li nga xam jërëjëf Didi ma jigéen tey jëlee daf mel ni maître El Hadji Diouf lii mu def wax naa ko léegi ki ko njëkk a def mooy président Sall sol na dàllam dem sax ba wax loo xam ne dégg gu ma ci procès bi mooy nañu gëstu ba xool kan moo yónni woon ñi doon bëgg a rey Barthélémy Dias mais ba léegi kenn déggu ko lu mel noonu ci affaire yi. sooy bu question boobu muy laaj parce que ñëpp xam nañ ni jamono jooju Maître Abdoulaye Wade moom moo fi nekkoon 2011 la ñuy waajal ay élection présidentielle ñoom ñu nekkoon ci opposition bi kon donc farle koo xam ne yéen a bokk position moom day daal di yomb kon bu fekkee ne dafa ñëwoon ne nañ ko génne ne deful dara tey nga toog ba tey jii nii nga bëgg koo takkalaat Maître El Hadji Diouf jamono jooju xaalis la doon wut parce que tamit bu fekkee da ngaa bokk ci ñi nga xamante ne ni yaay plaidel ki ñu tuumaal yow défendre ko rek ngay def comme mu tooñ comme mu bañ a tooñ parce que da nga ñëw pour la défense kon kooku du wax loo xamante ne nii dafay opposé ak li nga xamante ne ni moom la waa pouvoir bi bëgg li am solo daal mooy comme que njiit bi demoon na waxeet comme nuñ koy waxee ni président Abdoulaye Wade maa waxoon waxeet te loolu la ñu gis ni jamono ji tànk yi loolu la ñuy doxee te di wax na ko léegi instant bii nii taluñu ay coono ak ay fitna même bu ñu bàyyee ba élection yi jàll it mën nañ koo indilaat yeneen problème mën na gagné ñu dem def ko nit ñu defoon Khalifa Sall li ci gën daal mooy nañ ko àtte une bonne fois pour toutes coow bañ a am bu dee nañ koy setal ñu setal ko parce que tamit moom nee na mbir mi ba muy am ci biir fa mu nekkoon ñoom ñoo ko fekk fañ ko fekk ba jéye ji am ci kon kooku jàpp naa ne légitime défense la te légitime défense son bi ñëpp xam nañ ni loolu moom bu kaa yooyu taxawee rek mooy balaa nga ma rey la kon Maître El Hadji Diouf jàpp ma ni sax war naa mën a génnaat bay waxaat loo xamante ne nii luy wute la ak lu mu waxoon parce que li fi jot a xew la fi mu toll nii moom mag moom boo demee ba tollu fenn fii gàccee am si sa digganteeg sénégalais yi ñemewut tuuloo génn bay wax leen macha allah sincèrement jërëjëf mi ngi noonu jërëjëf ma jigéen Oustaz foofu nga toog la Maître El Hadji Diouf toogoon bi mu yannoo procès wu Adji Sarr bi ni yàkkamti na Adji Sarr ak Ousmane Sonko taxaw ba mu sol robbam di jaag-jaagi wan réew mi yëpp ni leen Ousmane Sonko mooy yegg ci kaw gone gi ba def ko li mu ko def kooku la tey jëlee la ñu gis ni moo défendroon Barthélémy Dias fukki at après ñuy néewalaat doole Bart ba li xewoon xew ba taalug réew mi mënoon ci am ba léegi nee na Thiel waxam ji noo ko gisee waaw wax nga lu am solo sooy bu indeeti nga tam lu amati solo xam nga moom fii la toog ñii fii foofu nga toog ñu defandoog moom émission fii ma ne ko Maître boobu yaa ngi woon ci plateau bi waaw am na grand soir defandoo dañu émission man ak sa waay yëpp ñoo ngi fa woon man ak sa waay ñu ngi woon ci émission boobu mooy grand soir bi ñu daan def ñu invité ko fii ma ni ko dañ la tuddee avocat du peuple askan wi yëpp am ci yow yaakaar na nga fexe ba sa image boobu nga xam ni askan wi dañoo am ci yow yaakaar ba ku am problème sa xel dem ci Maître El Hadji Diouf loolu na nga ko téye maa jigéen mi ngi wax léegi légitime défense mi ngi koy wax mais dafay fekk sax nag ñu ni yow yaa rey da nga ma doon bëgg a rey maa ngi ak sama arme mais est-ce que maa rey mën naa génnee sama arme xoqatal la mën naa génnee sama arme tiital la mais est-ce que maa rey problème bi mooy li Maître El Hadji Diouf wax nga ko si biir wax nga ni soñe bu Maître El Hadji Diouf nee na carrément Barthélémy reyul nee na arme bi rey njaga gisaguñ ko te arme bi rey njaga tegaguñ ci bët defe naa loolu la Maître El Hadji Diouf wax te avocat la peut-être jamono boobu avocat am la soñe bu débat bi yëpp nekkul foofu xam nga ban lan moo nar a taal réew mi ci problème bi pourquoi ñu bàyyi ba période bii ñu bëgg a indi loolu teg ko ci table gi d'accord soñe bu pourquoi nee nañ date bi jàppoon nañ ko bu yàgg waaw pourquoi mais nag même bu ñu ko jàppee soñe bu yàgg mën nañ ko régler ak moom bu yàgg waaw mënu nañ ko régler ak moom bu yàgg mais période bi nga xamante ni moom ay naataangoom ñi mu bokkal làng gi dajaloon nañu
ba samp ko muy doon seen mbër nga génnee dossier loolu nag su boobaa kumba am ndey kumba amul ndey day daal taxaw parce que mën nañu wax xam nga maa jigéen mën nañu tëb rek incarné am benn kàddu bu ñu wax bi kàddu gu ñu wax mooy mbiru justice la mais justice dafa am ku ne ci suuf waaw justice boo gis dafa am ku ne ci suuf nag ma wax la ko justice boo gis xalil am na ku ne ci suuf di manipuler moo tax son bu adaala ñu soxla ko ci état bu amul adaalatu mooy mandute état bu mu mën a doon nag pouvoir ak opposition ñoo yam sooy fii ak mandute mi ngi cay am nation ba day daal di dox macha allah mais bu fekkente ni ku ma am ndey la ak ku ma amul ndey problème day am wax naa ko sànq barki démb sooy bu ma ni pouvoir bu ñu nekkul ci dëgg état ne leen askan wi wax ne leen nekku leen ci dëgg opposition bu ñu nekkul ci dëgg ne leen askan wi wax nekku leen ci dëgg benn action nag du ma ci ànd xam nga mooy lan woo nañ la demal wuyu ci d'accord moom buñ la wooyee moom wuyu ji boo ñëwee tegal say aajo ñëw ci deuxième élément bi sax incha allah waaw ba tey mu ngi noonu ajaratu waa ji de nee na Barth rayul bal ba ray sax njaga kenn gisu ko ba léegi dafa nekkoon avocat waaw d'accord ba pare yow tamit nag Me El Hadji Diouf bu waxee loolu ñu gis ki nga xam ne moo di président Sall nga ko wax ni nan moom na gisul moo gisul bal bi ci Barthélemy daal di nañ ko ñaanal gis nañ ni président Macky moo ñu ko wax ni loolu amul yaa ngi dégg dem na ba kër papa voilà donc bu ñu demee ba gis ni que tamit Me El Hadji Diouf moo tourné waat waxaat boobu wax kon dañ naan li jarul woon muy dem ci justice demaat ci justice daal déedéet macha allah parce que am na yoo xam ne mooy loolu sooy bu te fi ñu ko waxee dafa metti xam nga Barthélemy woowoon nañ ko bu yàgg date bi jàppoon nañ ko donc ñëw na pour wuy ji neen day dem pour wuy ji donc na wuy ji bu wuy jee tamit dina mën a am jàmm rek mais Me El Hadji Diouf moom wax dëgg yàlla nag sooy bu moom mooy loolu d'accord ayca jërëjëf alaaji maître de nee na bal bi rayoon waa ji ba léegi yàlla na ko yàlla yërëm gisuñu ko te nee na Barth rayul noo jàngatee waxam ji waaw du maître ko wax boobu dañ kii la rapport yi ñoom ñoo ko waxoon waaw wane ni biñ defee seeni enquête ba pare ñu wane ni rapport ban ci rapport yi parce que bi ñu jëlee bal yi xool nañ ne génnewut ci pistolet yi Barthélemy yoroon waaw donc kon kay àtte bi mënoon na faa yam alaaj bal bi dañ ne kon kay àtte ba jeexoon loolu li maître El Hadji Diouf def nii dafa ñëw nettaliwaat li nga xamante ni bi enquête bi génne woon na ko yaa ngi dégg waaw daal di wax ni bal yi génneewut ci fetal yi Barthélemy yor loolu mooy li nga xamante ni bi moom mooy li mu wax du dëgg waaw wax jooju nag ba nëga di génnut beneen yoon aussi tamit wax lu contraire ak li mu waxoon donc li mu waxoon a nga fi le fait que nga fàttaliwaat ko c'est très important ngir ñu xam ni lii kat fukki at ci ginnaaw xewoon na te ba mu xewee it defoon nañ ci enquête rapport yi nga xam ne moo génnoon lii la woon pour nit ñi mu nekk ci seen bopp nit ñi xamaat ni yëf yi nii la demee woon d'accord parce que am na ñoo xam ni dañu gaaw a fàtte macha allah fàtte nañ ni ci diggante bi ne lii xewoon na fi ba ñu toll woon fii ci yëf yi ba avocat yi ñëw jàkkaarloog presse bi wax leen yëf yi dëgg-dëgg ni nga xamante ni bi noonu la demee macha allah voilà léegi nag fukki at waaw du wax ji maître El Hadji Diouf lii mu wax nii waaw am na keneen koo xam ni waxoon na muy le président Macky Sall mi taxawoon aussi tamit défendre Barthélemy daal di taxaw wax ni dafa protéger boppam loolu tamit mu nekkoon ci fukki at ci ginnaaw loo xamante ni bi amoon na nguurug Abdoulaye Wade jàppoon nañ ko tëjoon ko waaw Macky bi mu faloo ñoom ñoo ko génnewaat waaw kon ñoom ñi ko génne biñ koy génne lu taxoon bu dee dañ ko tegoon ci yoon kon yoon mënu koo tëjaat bu dee ci yoon lañ ko tegoon génne ba waaye bu fekkente ni bii bañ koy génne dañ cee dugal lu dul yoon kon looloo indiwaat lii kon bu dee dañoo lemoon loxol yoon en tout cas am na logique parce que le fait que ñu koy woowaat xanaa kon yoon defutoon liggéeyam parce que dañ ne yoon a ko tëj waaw biñ ñëw ne yoon defut yoon daal di wane ni yëf yi nii la tëddee génne ko ne ko yoon da ngaa liggéeyutoon waaw parce que da ngeen cee raxoon politique waaw ñu demaat ba ci biir ñu koy woowaat léegi politique boobu moo dugg si waat ba tax ñuy woowaat Barthélemy parce que nee nañ Wade da koo tëjoon ci politique waaw Wade ñoom dañ ne Wade da koo tëj ci politique waaw ñoom ñu daal di falu tijji génne ko daal ne
yoon def na liggéeyam parce que Barthélemy kenn waru ko tëj parce que tëj bi du yoon. dafa défendre boppam. waa ngi dégg. légitime défense la et cetera. ñu génne ko ñu demaat ba ci yàgg ñu koy woowaat xanaa kon léegi ban yoon lañ ne. c'est que le problème yoon lañ bëgg a xam. lan moo yoon léegi. yoon a bàyyi yoonam léegi non yoon moo bàyyi yoonam wala dafa am ñu yor yoon di traceel yoon. fi muy di ci wut ay yoon c'est que loolu mooy. ba daa am ñu wut yor yoon di ci wut ay yoon. loolu mooy problème bi quoi fi mu toll nii. d'accord fi mu toll nii ñun suñu problème. mooy yoon ci seen jëmmi bopp nag ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ngir yoon. dafa jot nag fi mu toll nii. waaw ñu xool ni nga xamante ni bii noonu la ñuy liggéey gën a fexewaat sénégalais yi. wekk yoon. jox cër yoon parce que réew mu amut yoon. musiba la. d'accord li ñuy toog fii di wax kenn fekkuñu fi. dafa fekk ne yoon lañu tëral. boo xam ni kenn amut sañ-sañu. ñëw fekkuñu fii ñu toog. mu dal ci sunu kaw boo génnee fii jaar nii dem ba sa kër. daja nga ak ponkal mu la ëpp doole. mën a dal ci sa kaw nangu li nga yor. waaw yoon bu ko sañu ta def. c'est parce que yoon moo fi ne. donc yoon woowu nag bu ñu fexee nag ba perdre ko. réew mi ci anarchie lay nekk nañ bàyyi di politiser lépp lu jëm ci wàllu yoon. macha allah